wane lañu di gëmunu leen lu lii ñuy bëgg saa yu ne. ONG bii di CEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tout tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne. asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice seen rajo Afia FM ñu ngi leen di jaajëfal di leen delloo njukkal ci safoo beek faale bi seen rajo Afia saa su ne ci teewlu bi tey nag ñu di kaat si beneen émission boo xamante ni ñun dañ si lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID ba tey ñuy waxtaane nekkinu xale yi seen yar ak seen nan leen war a mën a def ba aar leen ci jamono ji nga xamante ni doy na waar lool saa su ne nag ñuy indi thème boo xamante ni daal ci xale yi ba tey lay wax tey nag li ñuy waxtaanee mooy wàllum njëriñ bi nga xamante ni wala taxawaay bi nga xamante ni ñii di waajur yi war nañ ko taxawu xale yi jëm si seen wàllum wérgu seen wàllum ay yar ndax daal gis nañ ni dafa mel dafa am benn démission boo xamante ni parents yi ñi ngi koy def ci yar bi nga xamante ni moom leen war a yar xale yi tey jii loolu la ñuy waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID di fàttali yéen a ngi ba tey seen rajo Afia FM fii ci Grand Yoff immeuble Enda Graf yéen it mën ngeen def seen participation si biir émission bi bu ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 ngeen wax ñu yéen la ngeen xalaat ni waajur yi tey jii buñ ko taxawoo xale yi rek seen yar dina demee lu gën a mucc ayib ci loolu nag ci biir waxtaan bi am naa si ñaari gan yoo xamante ni kenn ki mii ngeen ko lool muy soxna Sophie Ndiaye moom mi nga xamante ni saa su ne mooy teewal ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID tey nag dañoo am beneen gan boo xamante ni mu di sunu maman sunu yaay booy di yaayu jaboot di soxna Faly Diop moom sax lay tàmbalee bàyyi ko mu nuyoo maman nuyu nañ la. maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi ma woo ba ma mën a wax xam ne mooy dimbali xale yi nga xam ne dañ leen di yàq daal di leen violer di leen def lu nekk te parents yi mënuñu ci dara yar bi moom dëgg la parce que ku jur sa doom yow yaa ko war a yar def ci moom éducation bu baax pour bu ëllëgee boo ko fi bàyyee mu mën a dem ak moom mais dangay yar sa doom ci sa biir kër ba yaakaar ne kii jub na nga gis ci moom jub-jub mu génn ci mbedd bi xale yu yàqu yu bon ñëw yàqal la sa doom yàq ko ba mu day dem doo ko sax yëg fa muy dem boo ko nee demal nga jàng mu jàdd feneen dem wala mu jàdd def leneen loo xamante ne nii yow doo ko yëg yow mi parent bi loolu yëpp moo ngi ci dëkk bi da ngay dëkk tamit quartier boo xamante ne nii du ñu yar seeni doom ay bandee nga fa ay xale yu ndaw di gens di def lu nekk ca koñ ba seeni parent du ñu wax dara ñuy def lu leen ne xale yu ndaw yi ñu di leen jël di leen xëcc ci seen bopp bu ñu jàngee ñu di leen dogaale di leen def loolu nekk ba xale yi dañuy mujj di leen topp te loolu yëpp yàqu-yàqu xale la. maman kon dinañ ñëw yaatal bu baax li nga xamante ni moom nga jot a jukki noonu yëpp dañuy dem ci Sophie Ndiaye bàyyi ko mu daal di nuyoo d'abord Sophie nuyu na la. Mame Seye maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu également suñu fidèle auditeur auditrice Afia FM comme ni ñu ko baaxoo di def chaque jeudi di leen jaajëfal di wax ni après ñu gën a xuus ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Sophie maman ma ñëwaat ci yow nga tàmbali woon sax waxtaan bi ak yar bi nga xamante ni léegi gis nañ ni demeetul noonu ci ñi nga xamante ni ñoo di xale yi ndax waajur yi am na loo xamante ni mataleetuñ ko maanaam bu ñuy seetlu mun ñu tàmbalee foofu mooy dawum dépense bi tax na ba parents yu bari yar nga xamante ni war na seen njaboot amalatuñ ko. loolu moom am na ndax man mii di wax ak yow sama jëkkër dafa gaañu. ma nekkee samay doom aw ma dara samay doom dañoo jàng ba am ba am naa fukki doom ak benn wante yàlla dimbali na ma ba samay doom tux cigarette sax góor ñi duñ ko def jigéen ñi jàngi wàcc ñëw ci kër gi la ñu xam sama caat mii ñu def nii musul dem fenn sama ginnaaw ba mu nekkee xale ba léegi ci sama ginnaaw lay tëdd. lan moo doon nekkoon sa taxawaay sa njaboot ba tax ñu am boobu yar. seen papa moo ko def ci ñoom bu ñuy lekk suum bi kenn du xam bu ñuy lekk laax kenn du xam. mun nañoo dugg ci suñu biir nag togg suñu suum bi lekk génn dem jàngi. kenn du ci xam dara barke yonente bi. seen papa moo ko def ci ñoom loolu seen papa moo ko def ci ñoom. yaa ngi dégg may dem ak ñoom ci loolu ba seen papa génn àddina mu nekk ci ñoom man mosuma am doom buy tux cigarette wala doom boo xamante ne ni day tux yàmba wala muy def dara musul am. loolu yëpp yàlla suñu mayu suñu borom gu ma yàlla defal la waaye lii nii ñëw ci man nii kaa bi daf maa bett na ma naqari na ma te aw ma kenn ku ma ci jàppale lu dul ñoom Sophie mi ma yaakaar ci ñoom ñu jàppale ma ci. ndax ba mu amee dem naa ci lépp fu ma war a jaar naa fa ba affaire bi dem tribunal. kaa bi lan la. kaa bi viol la. sama caat bi moom la ñu violé. bi ñu ko violé dafa ñëw ni ma damay dem suñu école Croix-Rouge. ma bàyyi ko mu dem Croix-Rouge ma may ko 200 mu dem Croix-Rouge seen école moom la Croix-Rouge doon ñëw.
léegi bi ñu demee ba ci ay timis yooyu mu ñibbisi bi mu ñëwee ba yéeg ci escalier yi sama benn sët bu ndaw ni ko yow yaa ngi dem seen école ba heure bii boo ñëwee sama yaay dina la dóor mu daal ne paxaj daw dem yoonam ma fanaane ko wër ba bër set gisuma ko. moom ñaata at la am. 12 ans la am fukki at ak ñaar léegi bi mu dawee ma wër ko ci guddi gi ba sonn gisuma ko man pour man sax kër magam yi la fanaan ndekete dafa génn fekk benn anniversaire mu dem foofu toog fa ànd ak ñaari xale yoo xam ne ni ca koñ ba lañ dëkk xale yoo xam ne dañuy gens ak lu ne la ñuy def ca koñ ba ndekete moom la ñu àndal dem toog foofu te anniversaire ba guddi. léegi ñu ñaan xale bu góor ba ni ko beneen seen xarit bi nekk ci kër ga ne ko léegi dañoo bëgg moom mu fanaan fii ba suba te xoola même koñ benn la te ñoom xam nañu fi xale bi dëkk xaw ma leen mais ñoom xam nañ ma. léegi bi ñu ñëwee moom mu fanaan fa ñu bàyyi ko mu fanaan foofu nee na mu tëdd ba guddi xale bi ne ko ki de moom néeg ba ni ko ñoom ñett yëpp fanaan ci néeg ba. mais xale bi moom néeg ba moom moo ko ne sumil sa tubéy mu ne ko man dama sumi sama tubéy ndax su ma ko sumee sama yaay daf may dóor nee na mu doxee ko ginnaaw sumi baa bi mu yore woon daal di egg ci moom nee na bi mu ko jamee rek nee na mu daal di daw toog ci kaw siis bi ni ko ubbil ma bunt bi ma leen mu ne ko bunt bi duma ko ubbi léegi bàyyi ba mu leer ma soog leen a ubbil ngeen dem léegi bi mu leeree mu ubbi bunt bi rek moom mu daw génn ma wër ko ba sonn gisuma ko ci suba gi fekk may dem benn sarax yoof ma ne rakkam bi xoolal ma ko ñu ne ma mi ngi nele toog ca koñ ba ma ne ko kii magam bi demal nga jëleel ma ko nga andil ma ko ci kër gi man damay dem sarax bu ma ñëwee léegi man dinaa xam lan la bi ma ñëwee ma fekk ko muy nelaw waxuma ko dara ba mu yeewu ma di koy yedd nii wax ak moom di ko yedd man xalaatuma woon sax ndax loolu def nañ ko moom tamit daf ma koo nëbb léegi bi ma toog ba ci àjjuma bi ma ne ko yow njugal nga raxas ndab yi sa mag baa ngi nii di root demal nga raxas ndab yi muy nekk foofu di jéem a bañantoog yow ma jàpp ko nag dóor ko sama xol tàng ci fanaan ba mu fanaanoon keroog ma jaar ko ci dóor ko ci ba mu dóor yu metti ma ne ko yow wax ma dëgg-dëgg foo fanaan mu ne ma yaay kër ñoom Ibrahima laa fanaan ma ne ko ban Ibrahima mu ne ma Ibrahima bu dëkk ci koñ bi ma ne ko dangaa xam Ibrahima mu ne ma man xaw ma ko ma ne ko nañ dem ma ànd ak moom ba seen kër ànd ak magam bi ma demee seen kër yaayam ni ma loolu amul parce que fanaanu fi benn rakku Ibrahima bu bokk ak moom ndey ak baay ne ko fii la fanaan samedi bi fii la fanaan man gis naa ko ma ne ko di déngali sa doom bi wax mu ne ma ne ko ma daal di ñibbisi ak sama doom yóbbu ko hôpital bi ma demee Dominique ñu xool ko kooku médecin bi nangu ko sax xool dafa ma ni dem leen Roi bu ne ci gynécologue bi léegi sama doom bi ne ma demal police ba pare ma dem police bi ma demee police ñoom ñoo ma boolee benn gendarme bu ma àndaloon ñu dem ba police fële hôpital Roi bu ne bi ñu eggee moom mu daal di jël këyit bi jox ko docteur bi gynécologue la xaw ma moom moo ko seet ak médecin bi léegi bi ñu ko seetee wéyal bi nekk dëgg yaa ngi dégg ñu kastewaat këyit ba man ba léegi sax këyit ba laal ma ko nañ koo kaste kii nañ ko paquet ni kaste ko jox ko gendarme bi ma àndoon bi mu ñëwee ñu jox ko inspecteur bi ñu enquêté dem jëli xale ba police andi ko seen kër andi ko police ñu enquête ko mu ne moom du moom ñu wax mu ne moom du moom yaa ngi dégg te moom nabu moom nee na Ibrahima la ma wax ba sonn mu ne ma yaay Ibrahima ma ne ko waxal dëgg mu ne ma Ibrahima la fu ma ko yóbbu bu ñu ko laajee nee na Ibrahima la Ibrahima nag moom nee na du moom mais yeneen xale yi bi ñu ñëwee bi ñu leen laajee ñoom dañ doon nelaw loolu la ñu wax nee na ñoom dañ doon nelaw ci néeg ba yëguñu lu xew léegi ma dem police bi ma demee police léegi dossier bi dem na tribunal bi mu demee tribunal rek léegi suure gré bu njëkk ba la woon ba léegi nii dossier baa ngi tribunal dem naa ba foofu ci juge bi ko yore bi ma demee ma wax ak moom mu ne ma dossier baa ngi nii ma wan ko numéro bi mu ne ma dossier baa ngi nii wante il faut bi ma enquête na bu ba pare ñu ne ma da ngay dem toog xaar ñu ba ñu soxla ñu woo la boobu ba léegi mu mat juróomi weer xaw ma juróom benn weer mujjagul fenn dañ ma ne naa leen déglu Sophie yéen waa CIGID si cas bi lan moo ci nekkoon seen taxawaay Mame Seye balaa may tontu ci sa laaj damay jaajëfal sama invité parce que ñëw toog pour wax pour wéjur yu dégg xam naka la ñuy taxawoo seen njaboot dafa am solo te lii mu def nii mi ngi dimbali yaay yi nga xamante ni ak papa yi nga xamante ni si ñi ngi toog seen kër di déglu lii mu def nii yombul dinaa koy faral di am di invité ñu mel ni moom ñuy toog pour wax ak askan wi nit ñi dégg parce que fu ne ñun jaar nañ fi jox dem nañ di sensibiliser fu nekk xanaa bu ñu ñëwee ñoom ñu wax nit ñi dégg peut-être que affaire yi dina wàññeeku un tout petit peu bon te lii sax Sophie dafa am lu mu wane mooy xale bi fam fanaan manque de vigilance parents yan fa fekk ndax ay xale fekk sa biir kër ñu ñëw laaj la nga ni xale bi fanaanu fi kon waajur boobu effectivement am na négligence effectivement loolu dëgg la en fait cas bi mu amee bi mu ñëwee expliquer ma ko ñu référé ko ci man ñëw naa toog déglu xale bi également référé ko à l'hôpital parce que xale bi bu ñëwee bu yegsee
comme ñoom porté nañ plainte li gën a urgent mooy ñu gën yóbbu ko hôpital ñu xool ba xam réellement ce qu'il en est bi ñu demee xool foofu effectivement médecin bi xool ko gynéco bi gis ne effectivement xale bi laal nañ ko attestel ko defal ko lépp lu ci war ñun tamit defal nañ ko suivi psychologique woo nañ xale bi woo yaay ji parce que tamit état de choc la métti na way juri moom mii lu nekk daj na ko ci lu nekk daj na ko yàlla man mii mën naa ko seede lu nekk daj na ko ci day toog daf may woo téléphone Sophie dugg man maay mujj di woote police bi di laaj information ba xam affaire yi mi ngi avancé ou pas parce que way juri dañoo sonn da ngay yar sa njaboot ba pare génn ñu détourné ko def ko noo xamante ni si yow mii wéyjur bi après nga desee naqar xale bi dina am naqar torop mais wéyjur yi aussi dañuy am naqar bu nga xamante ni si duñu xam fan lañ koy jooyee dafay métti torop si ñoom day diis yan bu diis la daal dafa diis en fait également bi ñi ngi topp dossier bi fu mu ci toll it ñi ngi koy woo ñi ngi laaj tout le temps maa ngi woote di laaj fu mu toll mais tamit liggéey justice tamit faaw ñu jàppal lañu ci parce que ay yow defar sa njaboot ba pare ñu def ko nii yow nga toog di xaar dafa métti torop donc lu ci waay mën pour xoolaat sa njaboot duma tàyyi di ko wax chaque fois dama koy wax na parents yi vigilant na parents yi di gëstu seen njaboot am na yoo xam ci biir kër gi lay xewee duñ ko xam am na yoo xam ne ci mbedd mi lay xewee doo ko xam éducation comme nu ma koy baaxee di wax tout le temps du lekk ak du naan kese am na ay besoins yu nga xamante ni ci suuf la nekk moo gën a essentiel lekk ak naan waaw yar njaboot dafa am solo balaa nga cee xam dara xale yi màgg ba tekki nga gis ni ñii man yar li ma def ci ñoom rëccuwuma ko en fait loolu dafa neex. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. di fàttali ba tey yéen seen rajo Afia FM seen émission bi nga xamante ni waa CEGID ñun lañ si lëkkalool di waxtaanee li nga xamante ne moo di yarum xale yi tey jii nag li ñuy wax mooy responsabilité parent ci yar ñi nga xamante ni moo di xale yi. dégg ngeen moment bi cas bi nga xamante ni expliqué na ko fii moment ñu ngi jéggalu tooy laa nañ sa xol gis nañ loolu ñu ngi jéggalu bu baax di wéyandi ba tey ci responsabilité parents yi wax naa ko léegi Sophie par rapport ak mooy parents yi nga xamante ni xale yi fan lañ demoon ba dem fanaan fa tey maman waajur boobu ay xale ñëw sa kër ba fanaan fa yow xamoo ni sax ay xale fanaan nañ sa kër est-ce que tamit waajur bi à la limite booy seet ñoom moo tooñ xale bi parce que waajur yaakaar naa boo dee tëdd war nga xool sa kër ku fa nekk say doom tëdd nan booy tëj sa buntu nga tëj sa buntu mais en tant que waajur nga dem tëdd bàyyi ay xale 12 ans sa biir kër ba am ñu fay fanaan te yow yëgoo ko franchement maman yar bi léegi doy na waar. doy na waar lool doy na waar. parce que kooku bu fekkoon ne jóg na mu xool ay doomam. ku fa fanaan dina la ne demal nga fanaan fa. xale yi tamit yedd naa leen parce que ñoom xam nañu man fa ma dëkk man xaw ma xale yi de ca koñ ba laa dëkk xaw ma xale yi. doo leen xam. waaw mais xale yi ñoom xam nañu nab fi mu dëkk. comme xam nañu fi mu dëkk te ñeneen dañ koo yërëmoon pour mu fanaan ci néeg ba. lan moo tax andi lu ñu ma ko sama kër ma jël sama doom dugal sama biir néeg te boobu maa ngi koy wër. nelaw ma jour boobu nelaw ma ba bët set. kenn gënul yedd nag ñi nga xam ne ni seen doom duñu leen yar duñu leen def dara dañuy nekk ci mbedd mi di def lu leen ne xaw ma dañ leen a mënul dara. xaw ma lan la ci ay xale yu ndaw. yaa ngi dégg mais fekk doomu jàmbur mu yar ko teg ko ci këram. muy jigéen di nekk xale bu ndaw. demagul fenn nga yàqal ko yaayam nii. te man maa ngi nii aw ma kenn ku ma ci dimbali. ku dul ñoom Sophie ñii war na Rasulullaahi laa la wax. yaakaaruma ci keneen. ku dul ñoom Sophie mii ma ñëw wax leen ko. yaakaaruma ci keneen. aw ma avocat bu ma taxawal ndax njaboot laa liggéeyu ma def ma dara te sama borom kër dafa gaañu. liggéeyu ma def ma dara. aw ma lu ma jëlee avocat aw ma lu ma kii dara parce que xëy na bu fekkoon naa am naa avocat boo xam ne day ñëw taxaw lijjanti ko dossier bi kon du fa nekk xanaa ba heure bi. moom tamit xale bu am 12 ans lu tax mu war a mën am fitu dem bay fanaan kër jàmbur sans pour autant waajuram yëg ko. dafa dafa dem ba ñëw sama sët moo ko ne musul fanaan àll billaahi wallaahi taalaa musul fanaan àll ay magam ñoo fa nekk moom mujjee judd ci néeg bi musul am ay magam musu ñoo fanaan àll ñii am nañu jëkkër ñii ñu ngi jàng yaa ngi dégg li ma lay wax. maa ngi moom ñoo nekk ci kër gi ba mu nekkee xale ba léegi maa ngi moom ñooy tëdd ci lal. yaa ngi dégg li ma jour boobu la musa fanaan àll te gis nga jour boobu xool damaa fanaanee wër ba bët set damaa wër ba mujj gi sama escalier yi ñemeetuma faa jaar. ma ñëw tëdd toog bi ma toogee ba ñu noddu 5 heures ma jóg ma ne xaaral ma xool ba xam dafa fanaan ci kër gi ci suuf ci ñi dëkk foofu ba xam dañ ko may ma fanaan foofu la de ku nekk fëgg naa seen buntu nekk ñu ne ma fanaanu fi ma wër fu waa kalaasam bi nekk ma wër gisuma ko xaw ma fu mu fanaan
ndax man kër gi mu dëkk xaw ma ko moom ma fa fanaan sax xamu ko xamul xale bu góor bi ko def loolu nee na xamu ko mi ngi koy soog a xam. bis boobu la koy doog a gis bis boobu la koy soog a gis bis boobu la ko xam loolu la ma wax. xam nga loolu neexul. ci jaboot. waaw te man aw ma kenn ku ma dimbali ñii de laa yaakaar ginnaaw yàlla yonent bi ñii laa yaakaar. dossier bi nag ma nga tribunal maa ngi déglu comme nee nañ naa toog xaar leen. maa ngi toog di leen déglu bu ñu ko attee baax na bu ñu ko attewul ma bàyyi ak suñu borom. Afia FM ci juróom-ñeent fukk ak ñett gu tomb neen 88 628 05 05 mbokk yi mën ngeen ko def ngir bokk si waxtaan bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy waxtaanee muy yarum xale yi taxawaay bi nga xamante ni parents yi war nañ ko ci am nan lañ mën a taxawoo xale yi ba lépp loo xamante ni lu aju seen wàllum yar la mu nekk loo xamante ni fondement bu baax lay doon ndax xale yaakaar naa Sophie lépp bi nga commencé sa ba mu nekkee ndaw xale bi ba mu nekkee ndaw nga ko mën a defar ndax nee nañ bant ci tooy ba nga ko mën a jubanti mais xale boo ko négligé rek ba mu commencé am yenn âge yu 15 16 jàpp 17 ans rek yaakaar naa ne foofu parent bi mën na ni fayir na ndax lu mu ci deful woon dootu ko mën a ti defati. dëgg la moom. loolu dëgg la maam Sey parce que dañ naan garab da nga koy jubbanti ba muy tooy. balaa moo gën a dëgër bu dëgëree day jafe loolu nga jubbanti ko. wéyjur yi man fu ma toogee fii ñoom laay waxal posture toog waxtaan ak wéyjur yi rek laay taxawee. parce que man ñoo ma gën a amal importance. parce que lépp ci ñoom la jiitu. éducation bi dafay jiitu au sein de la maison d'abord dans la maison plutôt. la balaa muy dem nag au sein du quartier. wala muy gën a génn donc wala ba ci état di ci am yoon parce que souvent dañuy ñëw ne état mais balaa dara xew parent bi égal moo njëkk war a am taxawaay seetlu parce que doom dañuy gis nga wéjur dangaa war a am ay bët yi du kiire da ngay war di xoolaat balaa ngaa tëdd nga xool ba xam ñëpp tëdd nañ boo yewoo xool leen ñëpp tëdd nañ xale yu ndaw yi yaa leen di solal yëre li ma leen di solal bu ko kenn simmi kenn amul droit simmi ko wax ak ñoom xale day dégg ngay wax ak ñoom gis nga moom mi lii ko dal du càgganeem parce que du sàgganteem parce que moom day wax ak ay njabootam dana may leer na yàlla Sophie man damay waxtaan ak samay njaboot mais jour boobu xale bi génn na dóor yiñ ko dig ne ko kii tax na fi mu nekk nii te moom ñëbbi saatoon na ba si biir kër gi ñëwaat na ba si biir ba yéeg escalier yi dajanteeg benn xale bi na ko yow de sa maam mi ngi lay wër xale bi tamit ragal daal di wàññeekuwaat daw boobu ndaw dem toog ca koñ ba xool ba ay minuit 1h du matin xamul fu mu tëdd waa ji tamit génn yam ci moom ci buntu kër gi ne ko kaay moom fii la fat ndekete au lieu bu fekkee yow da nga bëgg a dimbali nit à cette heure là nga dem ànd ak moom fan mooy sa kër mu ne la fii nga dem kooku dem intervenir mais yow nga ne ko kaay ma may la foo fanaan loolu tamit dafa tey xel parce que booy dimbali nit aussi xoolal yoon ba nga war a jaar bu baax bu fekkee lu jub moo la tax a jug mais bu fekkee ne yow derrière am nga leneen looy xalaat ci xale bi ba di ko fat ci biir néeg bi ba di ko def naka sudul noonu loolu ëpp na loxoon vraiment ñëpp ci war a bàyyi xel mais aussi mu mel ni communication bi ni ñuy waxee ak xale yi war nañ ko di xoolaat parce que xale dafa am nooy waxee ak moom maman xale boo ko tëkkoo day tiit dóor koo ko dig mu daw tamit moo tax xale yi am na benn communication boo xamante ni moom nga war a waxee ak xale bi mën nga ko dóor te du yëg ni sax yow bëgg nga ko dóor dëgg la loolu laay wax souvent maam Sey ma ne damay wax ni souvent parents yi dafa am posture bu ñu war a taxawee en cas d'abus sexuel il faut informer les parents de ce qu'ils doivent faire en cas de révélation d'abus sexuel maanaam bu xale bi ñëwee bul ko laaj bu bari boo xamante ni si ay questions yoo xamante ni si dalay ragal a tontu ne pas blâmer l'enfant ou le culpabiliser par exemple nan ko pourquoi tu es allé à cet endroit pourquoi tu ne t'es pas défendu genre acte yooyu da koy gën a jàpp xam nga c'est un acte grave qu'il a subi donc waroo ñëw di ko laaj lu tax yaa taxawaalu ju woon yaa defoon nangam day gën a traumatiser xale bi xam nga il faut l'écouter et le rassurer en lui disant qu'on va s'occuper de lui qu'on va s'occuper de toi comprendre nga ne ko dinañ la toppatoo wax ma nu mu demee man ma lijjanti ko man mii sa wéyjur boo ko waxee loolu xale bi dina am fitu wax ak yow mais bu dee ay saaga ak ay xas di ko ërtal genre yooyu xale bi du la nangoo wax fii ba déwén du wax da ngay sonn rek mais da ngay saaga wax dóor et cetera mais du changer mais bu fekkee yow xam nga yoon yi nga war a jaar wéyjur bi dina xam naka lay def en plus
il faut aller chez un gynécologue pour qu'il fasse des examens et délivrer un certificat médical bu dee réquisition am na moom médecin bi il est obligé mu def certificat médical bi xam nga buñ jógee foofu amener l'enfant c'est chez un psychologue comme ñun parce que buñ ñu ko indilee dañuy wutal xale bi rendez-vous psychologique comme su ko defee ñu topp ko parce que xel mi du yemb comme normalement nu mu war a demee bu ñu defee foofu après expliquer ce qu'il va se passer après le dépôt de plainte audience au tribunal expliquer ce qui n'est pas facile du wax waajur yi nekk leen ce n'est pas facile surtout yoonu tribunal bi jaabante bi moom xam na ci dara jaabante bi dafa métti mais que des structures peuvent l'accompagner tel que notre observatoire que ñun ci loolu la ñuy dox mais xale bi également am na ay ñaax yu ñu leen war a ñaax xale yi en cas d'abus bu amee naka lañ ñoom it lan lañ war a def en parlant à une personne de confiance par exemple xale bi yow kii nañ la demal nga waxtaan ak sa yaay kenn gënu koo nekk une personne de confiance ak sa papa wala sa grand-mère mais loolu tamit su fi day fekk ñuy jox xale bi la possibilité muy mën wala yaay ji jox ibbil ko kanamam ibbi woo xamante ni xale bi lu ko dal dina mën waxtaan ak moom. loolu laa lay wax parfois parents yi dañoo ferme trop tamit. loolu laa lay wax dès le début gis nga wéyjur da nga war a ibbil sa kanam sa doom waroo surtout nag yaay xam nga papa yi des fois dañuy am benn doo xam noo ko expliquer. dañuy xaw a rus voilà boobu day am benn rapport boo xam te ni si duñ ko mën a surtout doomu jigéen ak doomu góor bu dee góor sax di nga ci def le maximum mais bu dee jigéen yaay ji mooy gën a mën taxaw wax ak moom te pourtant du raison sax nag faf góor ak jigéen a si yam ñëpp dañoo war a communiquer ak seeni doom amul dama rus amul dama nangam sa doom la yaa ko jur kenn jiituwu la ci mais boo jëlee sa doom di waxtaan ak moom di ko dalal ku la def nangam ñëwal nga wax ma ko man sama papa noonu la ma doon def ku la wax ci mbedd mi naka su du noonu ñëwal nga wax ma ko ci biir kër gi naka su du noonu nga ñëw wax ma ko ba léegi daf ma koy toojee kenn waxu la dara ba ne papa léegi man dama màgg bàyyi li ngay wax mais wéjur noonu la war di taxawoo naan sa kii bul def naka su du noonu ku la def naka su du noonu aussi ñëwal nga wax ma ko fii nga war a jaar ak fii nga war a jaar mais xale bi buñ ko violé bu yegsee bu mu sangu ñu bari nag li ñu xamul mooy xale bi day yegsi rek ñu dugal ko ci douche bi sangu ko fóot yam soloon moom noonu la def loolu manque d'information la sax moom noonu la def tu as vu fekk ma ba ma ko ne yow ana sa slip mu ne ma sama slip dafa am deret ma ne ko anamu mu ne ma dama kaa fóot bu mu ñëwee dama sangu tu as vu ma ne ko léegi wan ma slip ba mu ne ma dama kaa sànni ca mbalit ba yaa ngi dégg lii la ma wax te xoolal daf ma koo nëbb ma ne ko yow lan moo tax nga nëbb ma loolu mu ne ma damaa xam ne bu ma la ko waxee danga may dóor mi ngi noonu maman waaw mi ngi noonu xoolal man damay tëdd ba guddi samay doom yi damaa bari doom yu jigéen bi ñu gënee nekk xale xool damay tëdd ba guddi damay sumi seen slip yi di xool seen kanam yi mais kii moom daf ma bett parce que salaatu fàttee daf ma bett man samay doom yu jigéen dama leen di contrôler bay ubbi seen taat yi di ko xool ngeen baal ma ci kàddu bi may wax billaahi guddi xaaji guddi ñu nelaw dama leen di def loolu ndax contrôler leen rek ak di leen xool mais kii moom daf ma bett parce que li ma foogoon ci moom ak nii mu ñëwee ci man moo ma bett wóor na yàlla xalaatuma ko ci sax ba mu fanaanee ba ñëw man ma dem ba ñëw ba mu ñëwee dama ko woor ak yedd ko nabu nit ku baax day am jom xoolal sa mag yi nga nekkal kenn doo ci gis mu dem fenn wala kuy dem di nga ma tàgg ba pare soog a dem nabu amul leen lu dul man mi may daj ci yéen lu nekk seen papa nekku fi di ko yedd ba mu toog di jooy man pour man xalaatoon naa ne nabu kenn laalu ko barke yonent bi teg ma sama xel sax fooguloon loolu mais jour bi ma ko dóoree jour boobu nag la ma wax dëgg bi fekk am na semaine àjjuma lañ ko def ba beneen samedi ba ma koy soog a xam te dama koo dóor yu metti ma ne ko yow fan nga fanaan wax ma dëgg fan nga fanaan ndax dama ko laaj ba sonn mu ne ma ci kër gi laa fanaan ma ne ko fanaanoo ci kër gi wax ma dëgg mu ne ma ci kër gi laa fanaan bi ma ko dóoree dóor yu saf ci la ma soog a wax loolu ma ànd ak moom ba ca kër ga ma ne ko ndax dangaa xam kii mu ne ma xaw ma ko man xaw ma ko dañ ma koo ñaanal pour man ma fanaan fi mu may ma fanaan fi moom moo ma ko def mais xale bu góor ba moom mi ngi fa woon ma nga fa ñoom ñëpp foofu la ñu fanaan ñetti xale yu góor la ñoom ñëpp fa lañu fanaan ci néeg bi yaa ngi dégg ñetti xale yu góor ñoom ñëpp fa lañu fanaan ci néeg bi nee na bi mu balaa ma ko def nii la def nee na moom nelawul nii la ko def dafa mbéj beneen xale bu góor bi nee na xool ba xam dañuy nelaw wala nelawuñ léegi mu fay lampe mu ne ko sumil sa tubéy mu ne ko man du ma sumil sama tubéy sama yaay dafa may dóor mu ne ko sumil sa tubéy rek mu ne ko du ma sumil sama tubéy rek mu doxal ko ginnaaw fekk bi ngi sol benn baa bu ñuul mu sumi tubéy bi ci ginnaaw nee na forcé ko
ma ne ko bi nga ñëwee lan moo tax waxoo ma ko mu ne ma su ma la ko waxee danga may dóor te man tamit sama xalaat wax dëgg yàlla xalaatul woon ne Nabou def nañ ko dara waaw moo tax ma toog ba heure boobu nag sama xel naqari ci bi ma ko nee demal nga raxas ndab mu bañ ma dóor ko nag ma dóor ko dóor yu saf ma ne ko léegi yow damaa bëgg sax nga wax ma dëgg foo fanaan mu soog ma ne kër ñoom Ibrahima laa fanaan ci laa jógee nag topp affaire yi dama egsi fii yaa ngi dégg chaque jour que je fais nii lay demee wallaahi te waajur yi mettit xol bi ñuy àndal la nit ñi mënul imaginer mettitu xol bi dafa jéggi dayoo fi mu ne nag il est temps parce que toll nañ situation boo xamante ni si lii dafa dem ba commencer ëppi loxo wallaahi ëpp na loxo de ñëpp bàyyi xel ci seen njaboot surtout waajur yi biir kër yi na ñëpp di yar amul kii sama wujju la amul kii sama nit na ñëpp di intervenir sur l'éducation de l'enfant parce que dafa am solo am na ñu nga xam te ni dañu nekk ci kër gu mag mais bëgguñu ko laal seen doom parce que ña nga naan daf kii daf maa bañ wala kii daf maa def nii dafa teg sama bët sama du loolu mbir mi du foofu wujje gi lañ war a bàyyi teg ko ci suuf te di bàyyi xale ñu yar leen te également di éviter ñuy yónni xale yu guddi c'est pas bien ñu jël xale yow tayal nañ ci ñi ma ko sañ a wax am na ñoo xam dañoo tayal au point que dem ci boutique bi sax dañ leen xale bi jugal demal ma ci boutique bi. su fi doguma la démb ci taw bi dama toog suñu kër man personnellement suñu kër muy taw nit bëgg yónni xale ba nekk suñu kër 12 ans la ama ren lay def CM2 ma ni ko taw bii nii kenn nekkul ci mbedd mi yow mi mag demaloo sa bopp bëgg yónni xale bi du dem dafa maa mere mais man peu importe na ma mere mais man xale bi laay protéger parce que heure boobu kenn nekkul ci mbedd yi en plus mi ngi taw nga exposer xale bi yow nga protéger sa bopp toujours gis nga de. man de sama doom ñu ngi ne yàqal nañ ko jàngam ren yëpp jàngul dafa jàng ba ci digg bi affaire bi amee laa arrêté jàng ba bëggatuma sax moom sax nanguwul a génn kaw étage ba boo ko nee wàccal ci suuf dem jëndale ma boutique ba dafa la naan du ma dem moom nee na dafa rus a génn ci biti pour nit ñi gis ko du génn depuis boobu ba léegi mu mat ñeenti weer xaw mu juróom waaw du wàcc ci suuf biir kër ga rek lay nekk mooy li ñuy wax l'œil de la société après mbedd mi nan la ñuy xoolee xale bi fu mu romb ñu koy joxoñ moom la loolu mooy stigmatisation bi loolu mooy stigmatisation bi parce que bu loolu xewee ci biir famille ci biir quartier bi ñi ngi naan xoolal diw mi lañ defoon nàngam c'est ça donc xale bi day am stigmatisation boo xam ne et puis ku ko xool bu xaw a kii sax mu ne man lay waxal dëgg la du bëgg a génn ci biir kër gi it am bu ko parents yi comprendrewul bu ko ñi muy toogal comprendrewul day xale bi day jànnaxe ci biir kër gi day xat dootul nekkati bu tëddee du nelaw du lekk également donc war nañ bàyyi xel bu baax a baax sur les abus sexuels d'accord métti na métti goo xamante ni doy waar goo xamante ni foo ko natt weesu na ko nit ñi nañuy bàyyi xel ci loolu parce que dem tëdd nelaw xooloo ba xam say gone nelaw nañ ou pas ak xam nga néegi boo tëralee fii xale yi yow dem tëdd fële yow jaaxaan nga dem nelaw tranquillement amoo benn souci ci say doom man am na ñoo xam te ni gis naa parents yoo xam te ni si buñ guddi jotee dañuy tëj seen bunt ñoom ñooy dem tëj bunt yi ñi war a tëdd fii ñi war a tëdd ñu contrôler ñëpp ba xam ne ku nekk fii nga war a fanaan mais am na loo xam te ni nag am na loo xam ne danga naan mën naa ko contrôler surtout mbedd mi mais mënoo ko contrôler mënul nekk mbedd mi mënoo ko contrôler ñaax sa doom daal laa ci xam wax ak moom maay sa yaay wala maay sa papa man maa fi nekk pour protéger la keneen nekk fi pour protéger la lu la mën a dal ñëwal wax ma ko te faut pas parler aux inconnus aussi ñi nga xam ne xamoo leen ci mbedd mi nuyool dem sa yoon amoo lenn loo séq ak ñoom kaay ma yónni la may la 100 francs bëgguma surtout li ñuy naxee xale yi am ma may la xaalis la ñuy naxee xale yi man de fi mu ne koñ ba damay topp sax bëggatuma fa dara tu as vu dara bëggatuma ko parce que ña fa nekk yore nekk parent xale ya yaakaar nañu affaire yi jeex na ñu ngi def seen ay affaire du kii wane ne affaire yi jeex na mënuluma leen dara wala dara loolu maman xale bu góor bi ay waajuram après ñoom duñ si jël benn responsabilité dara seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci waaw léegi nag man mi nga xam ne maa yore sama doom bu jigéen am lu ma nag dama fa luyee rek damay taxu koñ ba ca boppam laay jógee dem feneen waaw bàyyi leen ak seen koñ léegi nag bu lijjanti ko ma xam ne yàlla lijjanti na ko bu lijjantiwul ma bàyyi ak suñu borom loolu daal laa def fi mu nekk man fi mu ne nii sax tane naa daaw ma nelaw guddi damay toog bu bër set du ma nelaw ndax kaa bii dal sama doom ji rek dafa metti mënuma ci dara dafa metti waaw
ba tey ñëwee ni ak yéen seen émission bi nga xamante ni moom la ñuy def fii seen rajo Afia FM ci suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CGIT. tey nag li ñuy waxtaanee dégg ngeen ko moo di violence yi nga xamante ni ñi ngi koy teg xale yi ban taxawaay la si ñi nga xamante ni ñoo di waajur yi am dégg ngeen maman bi kaawam bi nga xamante ni vraiment expliqué na ko fi mu nekk loo xamante ni lu doy waar la donte ni sax moom mi ngi sàmm mi ngi yedd mi ngi waxtaan mais teewul li ñuy wax rek da nga yer sa biir kër génn mbedd mi yàqal la donc mu nekk kaa boo xamante ni ba tey mi ngi ci loxo yoon di ñaan rek maman mu sotti ba li nga xamante ni moo di yoon ñu delloo ko ki nga xamante ni moo di sa doom ba tey ci responsabilité parents yi la ñuy wéyndil ak li nga xamante ni moo di maman jamono ju metti ji gis nañ ko Sophie léegi nit ñi dañuy dund en promiscuité comme ni ñu koy waxee dangay gis koo xamante ni day jaboot macha allah am benn wala ñaari néeg léegi day obligé papa ji ak yaay ji ñooy fanaan ci benn néeg ñu jël yeneen doom yi góor jigéen ñëpp tànc leen ci benn ci benn néeg loolu nekk na si ay facteurs yoo xamante ni day yokk wàllum viol Sophie. Effectivement loolu gis naa ko ba tey parce que soriwul fii ci Ndakaaru gi loolu fii la gën a bare. fii la gën a bare. bëgguma tudd ay quartier mais fii la gën a bare. am na quartier yoo xamante ni si benn ñaari néeg la ñuy am wala benn néeg ñoom ñëpp ñu bëgg ci regroupé doo te xale dee mu am 7 ans. waroo ko boole ak ay moro kiyam surtout xale bu góor warul bokk xale bu jigéen fu mu dëkk fu muy fanaan parce que wóorul yàlla moo def loolu en fait ci doomu aadama nit bu commencé màgg day développé wu. kooram day développé wu mais am na fu nga xamante ni si bu fa tolloo jëlal ñii nga séparé leen góor ñi nga boole je sais pas mais promiscuité xaw ma sax noo koy expliquer. mais dëkkuwaay bu xat bi léegi xat jamono moo metti jamono benn naqari loolu amuñu mooy jël ñett wala ñeenti néeg wala appartement. loolu la lu ci li koy gën a yokk nag loolu la promiscuité bi rek mooy gën a yokk situation bi parce que bu dee yow sa doole néew na amu les moyens mënoo jël néeg yu bari pour say doom nga jël ñëpp sa mbaxloo ci biir néeg foofu la ñuy tàmmee yoo xamante ni si ay comportement yu bon yoo xamante ni si te duñ ko wax de dañ koy def ci seen biir yow wéyjur bi doo ci sax rendre compte. da nga naan samay doom mi ngi ci mi ngi sama wet génn ñu doxuñu demuñu fenn. alors que ñi ngi def ci seen biir yoo xamante ni si yow doo ko sa xel sax mënu koo xalaat. donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel na ci société bi ñu ñëpp bàyyi xel. maman bi léegi am na lu mu frôlé maam nëpp mën nañu ko tuddee nëppal ndax booy xool famille ku góor ki ba tey ñi ngi jéem a protéger seen doom bañ wax ji jëm kaw amuñu benn taxawaay boo xamante ni ñoom tamit am nañ ko ci mu mel ni kon mbir yooyu bu amee ñaari famille yëpp ñoo war a impliqué wu ngir mën a sàmm xale bi nga xamante ni moom lañ teg loolu. ñaari famille yëpp war a impliqué wu maam say c'est vrai mais man am na ci cas bu nga xamante ni si. xale bi papaam dafa gaañu mais la maman s'est remariée. ñoom ñett ñooy bokk néeg bi papa jeeg yaay ji ci kaw la ñuy fanaan. xale bi mooy fanaan ci suuf. bu guddee bu yaay ji nelawee papa ji wàcc ci xale bi. est-ce que léegi su wàccee ci xale bi yaay ji dem na au début mi ngi doon njort rek mais bi mu demee ba am ci lu ko leer. naka lay def mu wax ñëw expliquer ma ne ko il faut que ma ñu génnee xale boobu foofu parce que loolu wóorul mën nga génn mu kii wala yaa ngi nelaw sax mi ngi koy def. comme kañ dara wóoratu ci nañ jéem a génnee xale bi indi ko feneen. mais lan la lay wax ne la ko góor ki nee na nañ ko suturaal nëppali tant que génnuñu ci. duñu yegg fenn. wóor na yàlla. duñu yegg fenn bu defee nëppal. yàlla man de du ma ko ñaanuma ko yàlla man loolu. ñaanuma ko yàlla suñu bopp. loolu la nëppal bi la ñu war a génn. tey wax ak nit ñi ñu dégg parce que toll nañ foo xamante ni si ñëpp mi ngi bëgg a ëpp loxo ëpp na loxo fi mu ne kenn ëpp na ba pare. mais fi mu toll nii moom lu waay mën a wax ak sa njaboot lu waay mën a wax ak sa entourage na ci ñëpp bàyyi xel parce que éducation bu njëkk ba bu fekkoon nijaay da doon yar bàjjan di yar tante di yar yaay di yar ñëpp di yar di agir sur l'éducation de l'enfant mais booba am na yu bari yoo xam te ni même bu daan xew mel woon nii mais léegi ku romb doomu jàmbur wax ko dara ci mbedd bi yow la nii njëkk a indil histoire naan la waaw dangaa bañ sama doom ji wala dangaa lii à la limite dootu la ko jaral danga naan noppi toog mais yow yaa ngi gis ay comportement yoo xam te ne xale bi mi ngi koy développé
yoo xamante ni si lii bu jëmee kër musiba am. au lieu nga teel ci wax nga ni xaaral su ma ci waxee dañ may indexé dañ may def nii dañ may def naa. donc nga préféré toog noppi. mais ñun CEGID chaque jour que jëfee ñu ngi def ay sensibilisation. ñi ngi dem ci école yi di wax ak ñoom di leen jox ay livret de prévention. ne leen bu leen diw approché wala tonton saay-saay wala tata saay parce que dafa am ay tata aussi. bien sûr il faut rappeler ça aussi. que ni am na ay ni mu amee ay tonton saay-saay noonu la amee ay tata saay-saay. donc koo xamante ni si nit koo xamante ni mi ngi am ay intention di la laal fenn fu mu la warta laal. bàyyi ci xel. demal nga wax ko say parents wala nga yuuxu fi nga toll ba nit ñi ñëw bul ci am kersa man léegi xale yi carrément laay wax ak ñoom. dëgg la xale loo ko waxul xamu ko. loolu la. il faut ngay wax ak ñoom ñu dégg gis nga xale yi ñoo gën a mën a comprendre ñëpp. loo wax day des ci ñoom ci seen bopp bi. donc loo wax ak ñoom dinañ si bàyyi xel mais boo mënul wax ak ñoom naan da nga am ay sujet tabou wala da nga am ay kersa. loolu mooy indi loraange ci biir après ci réew mi. mais il faut ñuy wax ak ñoom. et puis may rappeler aussi ci biir bus yi ñi ngi am yu graaw yi xew ci biir bus yi te nit ñi duñ ci bàyyi xel. parce que day am benn mère bu ñëw fii rek gàddu ñaari doomam nee na dafa sonn. waaw ñëw rek daal ne sama càmmiñ uufal ma. sama càmmiñ moom tamit nekk ca la ko neex. quand même na nit ñi di ñaaw njort. bus yi ndegam mag ñi la ñu bàyyiwul asamala gone yi. gone yi bu ñu leen di def loolu. duñ ko information yi ñuy jox xale yi warul yam ci xale yi. parents yi tamit dañu war di wax ak ñoom. dëgg la di leen informer di leen jàngal di leen wax risques yi di leen wax lan lañ war a mën a def ngir sàmm seen doom yi. looloo waral ñuy def ay conférence yéen ñi xaw ma texit la xaw ma ñàkk xam la ngeen xamoo loo koy tuddee maman doo xam noo koy tuddee loolu moo waral ñun ñuy def ay émission rajo. di def ay conférence communautaire d'ailleurs ñi ngi nii di waajal organiser benn conférence communautaire samedi 30 bi incha allah. ci maison de justice ba. wetu centre culturel ba ci devant ci kii bi noonu rek buntu bi noonu. donc ñi ngi organiser ay conférence communautaire wax ak nit ñi parce que bu ñu nee conférence communautaire ñëpp a si bokk. donc na ñëpp ñëw ñu toog waxtaanee li ñu war a waxtaanee. parce que lii mi ngi bëgg a jéggi dayoo. dégg parce que ñun loolu mooy suñu rôle. génn wax ak nit ñi dégg. parce que am na lu ci bari loo xam ne dañ naan dégg naa. am na fu mu ñun de dégg naa wala ñun ne fii de lañ ko déggee ci rajo bi lañ ko déggee mais am na ñoo xam te ni tant que dalu leen mbir mi tant que dalu leen rek duñu xam naka la méttee. wallaay dëgg la keroog am naa ci man mii. exactement keroog am naa ci benn maire dafa mer ñëw ne ma may wax waa koñ ba naan ma comme góor la nañ ko nëppal ma ne ko daf leen dalul bu leen daloon dinañ wax leneen lu dul nañ nëppal. parce que dañ jàpp ni góor c'est moins grave que jigéen. exactement loolu lañ jàpp ni góor c'est moins grave. te bërki démb laa ci am beneen cas tamit koo xamante ni si ñeenti xale yu góor jàpp benn xale bu jigéen agressé ko imagineel benn nu mu méttee mais ñeenti xale yu góor ci benn xale mu métti lool ñu yaay ji ñëw ne ma jooy ba sonn daal ne ma xëy na bu ñu demee hôpital ma ne ko dama leen di yóbbu hôpital mu ne xëy na boobaa peut-être bu ñu demee amu ci xëy na Sophie di rafet njort de mais bañ demee ba mu ñibbisee dafa jooy ba sonn ne ma finalement docteur bi nee na dafa nekk en état de 2 mois et demi dara safatu ko instant bi àddinaam dara dootu ko saf xam nga ñi nga xamante ni sa jëlewuñ ci métti na nag ba fa métti yam mais ñi nga xamante ni jëlewuñ ci grossesse xam ne xaw na tane tuuti mais imagine ni jëlee grossesse yaay ji mu ne ma kii bu juddoo kan laay wax ni mooy baayam kan laa koy wax bu xale bi juddoo ne ma kan mooy sama baay aussi nan la ñuy def métti na parents yi dañuy souffrir boo xamante ni si ñoom man en fait dama leen benn jour dama leen dajale ñu defal leen thérapie de groupe mais jour boobu man damaa mujjee daw génn saal bi ku la gën a méttile nga gis ñii ku ne di wax nga xam ni ñoom ñii seen xol yi dafa métti en fait ñun ñëpp keroog man mi sama bopp damaa mujjee daw parce que mënatuma leen supporter seen jooy yi danoo jooy ba sonn wéyjur bu ne kii man su ma ko gisee ku ma gisoon kii def nii sama doom jaral na ma rey ko tëdd ci kaso bi mais boo ko rey yaay tëddaat ci kaso bi dëgg la looloo taxoon nag wax dëgg yàlla ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore yoon ñu ciy dimbali nit ñi exactement ku ci am sa cas boo xam ne nii la mel te yoon santaanewul loolu nga faj ko taxaw ci dimbali jigéen ñi loolu moom mooy yoon mais xam nga ne cas bu mel nii ak yeneen yu ko gën a métti sama aussi
te amuñu kenn ku leen dimbali ah lan lay jëriñ dafa doy waar. boo demee ci yoon doo ci am dara lu la neex. procédure yi dafa yéex. en fait dafa yéex keroog maa ngi woo benn policier boo xam te ni mooy yore en général dossier victime d'abus yi. ma ne ko man dama commencé jaaxle parce que parents yi chaque fois dañuy wax ak man mais seen xol métti na métti goo xam ne ndax lan police affaire yi yëggagul fenn àggagul tribunal. affaire dafa yéex mu ne ma effectivement procédure bi mooy yéex. mais ñu ngi ci lu ñu mën dinañ wane ko jàppale leen ñu parce que man tamit sonn naa trop di jàkkaarloog parents yoo xam te ni chaque jour ñuy jooy guddeeg bëccëg suba ngoon. te lii justice da ci war a jug état daf ci war a jug accompagner waajur yi dooleel leen ku ci def naka su dul noonu ñu emprisonné la. ba nga xam ne bu ëllëgee sa fukki xel ak juróom-ñaar dootu ci demati. léegi dañoo dem ba ay mala la ñuy nuróol. il faut que ñu delloo ci xel yi. il faut que ñu delloo ci xel yi am na lu nga xam te ni dafa ëpp. na ci ñëpp jóg te tamit yoon bu yegsee foofu ñun am nañ ci benn taxawaay boo xamante ni ci ñun ak waa AGS damay woote foofu pour ñu wutal victime bi avocat mais moom tolloogul fa bu procédure bi demee ba àgg ci loxoy tribunal. man damay woo waa AGS ñu wutal ko avocat xale bi bu boobaa. man ak ñoom ñooy ànd dem ma accompagner leen ba tribunal. luñ ciy def ñu def ko ci ba nga xam te ni si avocat boobu dina mën a taxaw layal xale bi mais ci police ba en général la affaire yi di yàggee parce que mbirum viol dafa nekk lu xaw a un peu sensible aussi parce que balaa ngay jël doomi jàmbur di ko yóbbu aussi il faut nga am ay éléments de preuve yu leer nañ parce que it am na si ñu nga xamante ni si dañuy simuler di wax yoo xamante ni nekkul ñu demee ba ci biir ñu rendre compte que ni li xale bi doon wax nekkul du dëgg te loolu aussi loolu moo tax waa police aussi dañuy jël seen temps def enquête yi xool bu baax a baax naka la ñuy def ba mën a jàpp xale boobu ñu yóbbu ko waa ji def loolu parce que am ñoo xamante ni ñu bëri pour rek dugal ni dañuy utiliser viol ndax xam na ni viol moom duñ ko baale ci biir réew mi effectivement moo tax ñuy utiliser viol ngir mën a taqal ay nit di fàttali ba tey yéen seen émission bi nga xamante ni ñun waa rajo Afia FM ñoo koy def suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID di leen xaarandi rek ci 88 628 05 05 ngeen indi seen contribution si li nga xamante ni mooy thème bi ñuy développé tey jii muy lan abus sexuel yi nga xamante ni xale yi ñu ngi koy suivre maanaam li leen di finnaale ci wàllum sëy ban responsabilité la ci ñi nga xamante ni ñoo di parents yi am waaye it ban taxawaay lañ si war a mën a am ngir sàmm bu baax ñi nga xamante ni ñoo di xale yi man moomoo dafa am benn phénomène boo xamante ni dama ko gis mu bari lool te man dafa ma metti de ba tey jeexagul nag fu ma dem foo xamante ni dañ fay wax nekkinu xale yi dama fay yëkkati sujet boobu parce que dafa ma ne metti mooy sufi xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci marché yi ñu leen di yan ndox yi ñuy jaay ñi di jaay beñe te milieu ba ñuy jaayee ay xale yu góor doo nga fay nekk moomoo xam nga tamit waajur boobu booy xool moo exposé doomam dëgg la parce que xale yi tamit da cee am xale yu jigéen yoo xam ne dañoo ñeme bët mën a dugg ci xale yu góor yi man su ma ko gisee man mii dama naan xale bi dafa dëgër bët mais waajur ba moo ko yónnee ni ko dama jaay li ma ci waajur ba la parce que ak loo mën a am sa doom ji moom moo la gën a war a gën a alal boobu ngay am parce que doom alal la man de duma jaayuma sax bay jaayloo samay doom man jàngil wàccal ñëw ci biir kër gi man loolu laa bëgg samay doom ñëpp loolu laa leen xamal man ba ma daan jaay fataaya laa daan jaay te fi may toog fi laay toog jaay su ma paree jël samay bagage dugg sama biir kër du ma jaayloo benn doom mais man loolu su ma ko gisee xale yi dañuy taxawaalu ci tali bi di taxawaalu ci emprunté yi di dem ci groupe boo xam ne groupe garan place lu nekk xale yu jigéen yi dañ koy def di jaay man damay gis loolu mais man heure bu ma ko gisee dama naan ñii de xanaa seen waajur yi xamuñu ne góor xale bu toll ni kenn du ko jaayloo ci ay xale yu góor chaque jour bu ma leen gisee loolu la ma sama xel bi di jox mais doomu jàmbur mënoo cee wax dara mënoo cee wax dara da ngay xool sa xel jox la li mu la jox waaye doo mën a dem di naan ko lii wala laa doo ko ci man loolu la mais du la rafet daal du lu gën tamit ci jigéen ñi waaw loolu moom am na so fii ci loolu xale yi dañuy dem ba mujj gi dañuy tàmm mbedd parce que yow boo xëyee suba xale yi fajar la ñuy génn yore seen ay paan lañ leen di jox en fait ñu teg ko fenn di jaay par benn balaa ngay wàcc ngoon jot xale boobu day dem ba day tàmmal boppam mbedd léppam mbedd mi lay doon kon luñ koy def ci mbedd mi leen ko koy defee waaw Mame Seye loolu dañ koy gis très souvent parce que mbedd bi boo génnee léegi mbedd fépp la mbedd Ndakaaru yëpp la foo romb rek ay marché fu nekk
yaa ngi dajeek xale yoo xam ne ñu ngi yanu ay affaire di jaay xale yu ndaw léegi ci njaay yooyu da ciy am ñoo xam dañ ciy profité waale ñëw may la 5000 duñ la wax dara dañ lay may 5000 nga ne tey dem moom sama affaire baax na nga dem bu beneen yoon naa ñu may la 2000 foofu la ñuy jaare ba am la yow bu na ne kaay yow li ngay jaay matul sax 5000 bu yoree ndox di ko jaay ndox mi matul sax junni matul sax 2000 francs matu ko ñu ñëw jox la may la 5000 nga ne kaay ma invité la niw nga dem ànd ak moom mu def la naka su dul noonu te seen xoolal seen waajur yi sax duñ ko yëg. seen waajur yi sax duñ ko yëg duñ ko mës a wax te duñ ko mës a wax foofu la ñuy jaaree nag yàqu waaw keroog damaa am cas boo xam te ni exploitation sexuelle la waajur bi si bopp xale bi dafa ñëw bureau ñu waxtaan ba yàgg mu ne ma sama yaay nee na woon sax bu may ñëwee naa la ñaanaale nga may ma pour ñu togg añ déggal loolu pour dire que yaay ji moo koy amoon nañ information bu yàgg que ni yaay ji moo koy poussé muy def loolu te xale bi elle a que 12 ans xale bi day dem si biti taxawaalu ñu may ko dara ñu ko mayee 2000 gën kaa bari 2000 moom kontaan nañu ñu dem xool lu ñu kalangaatu togg bu beneen yoonee bu indiwul dara mu xas ko ba mel ni daal xas ko ba mu ra xam nga ni loolu wéyjur bi xam nga ni wéyjur bu demee bay poussé ci doomam naka sudul noonu boobu nga xam ni réew mi yàqu na réew mi yàqu na wéyjur bi nga xam ni moo war a protéger dem ba wëlbatiku di def naka sudul noonu ba pay di ko jàngal doomam loolu xamuñu ban réew la ñu nekk actuellement kenn xamatul lan la yow mi nga xam te ni yaa am sa doom jàngal ko ay manière yu baax ne ko kat xaalis bu mu la fëkk xale yu góor yi luñ la mën a jox luñ la mën a wax ñëwal nga wax ma ko ak lu ci mën a amit man daal wéyjur dafa war a jege doomam daal di wax ak moom dëgg la loolu rek moo ci solution man loolu rek laa gis ne mooy solution parce que leneen école baak daara jaak fépp mën a yem na ngay wax ak sa doom nit bu la laalee fu mu la warta laal say partie intime ñëwal nga wax ma ko wala nga yuuxu ba ñëpp ñëw ba pare nga ñëw wax ma ko amul fulla amul fayda il faut ñuy wax ak xale yi di leen jox boobu message di leen bàyyiloo xel ni ñoom dañoo important ñoom dañoo am importance seen xol ñoo ko xam seen bopp ñoo ko xam seen corps aussi ñoom ñoo ko moom kenn waru leen def naka sudul noonu te ñoom dañoo toll ci âge boo xam te ni mënuñoo discerner dara dañuy tël rek di dem nekk guñu mature guñu donc seeni wéyjur rek moo leen mën a protéger am naa si benn xarit boo xamante ni si moom doomam bu ko solalee ba pare danaan ko lii silib bi maa la ko solal kenn amul droit simil la ko kudul man jikko kudul man keneen bis nga bu rombee maamam sax mu simmi ko mu ñëw ne ko yaay yow sama maam de moo tijji moom simmi sama tubéy mu ne ko waa sa maam moom bokk ci mais ñeneen koo xamante ni xamula war bu defee nangam ñëwal nga wax ma ko te xam nga loolu foofu ngay commencé xale bi du la fen lu mu def ne ñëw wax la ko il faut ñu tàmmal loolu seen doom yi waaw il faut ñu tàmmal loolu seen doom yi parce que tamit xale alal la yow man xiyam yàlla dina la ko laaj de bu baax sax dina la ko laaj noo ko sàmmee woon waajur sàmm la waaw xale waaw waajur sàmm la waay Afia FM juróom-ñeent fukk ak ñett. kon mu mel ni Sophie waxtu bi dab na ñu def lu dul tàggatoo ak suñu auditeur di commencer d'abord par maman di delluwaat di la mastaw bu baax a baax di jégalu ci sa xol bi ñu yëkkatiwaat di la jaajëfal ci teewaay bi fi nga xamante ni moo di studio parce que lii courage bi yombul ñu def lu mel ni sa doom nga ñëw toog si rajo wax ko ba ñëpp dégg ko loolu rek ngir bëgg ay wayjur am si njàngat ngir wayjur yi gën a mën a taxawu ñi nga xamante ni moo di seen doom maman ñu lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo ak suñuy auditeur waaw baax na maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi ma woo ba ma mun a wax li nag nekkoon ci sama xol bi sax xaw a génn tuuti surtout Sophie parce que dama daan ñëw ci moom du ma xeppi ndax jooy yaa ngi dégg su ma demee ba nga xamante ne nii tey maa ngi wax mën a nekk sax nuru nit ñi yàlla ak ñoom ñi di ma xelal la parce que ñoom rek lay xelal bugguma sax ñeneen ñi xam problème boobu ci man wala sama doom ci ñoom laa dem ñu may xelal defal nii laaj ma wax ma nangam ak nangam léeg-léeg moom mi mu woo ma koy sant di ko gërëm ndax lii muy def ne baax na ci parents yi baax na ci xale yu jigéen yi ñu koy def képp koo xamante ne ni sa doom daal def nañ ko bul nëppal man loolu laa lay ñaan génne ko ba ñëpp xam ne lii am na muy papa ja muy mag ja muy rakk ja muy ñëpp ndax lii baaxul
ma koy waxal ñëpp di leen nuyu nag di leen sant bu baax a baax surtout yow xaw ma maam say maa ngi lay sant di la gërëm bi ma ñëwee sa rajo bi ba mën a wax ak sufi bi ma andi ba ñëpp mën a dégg loolu merci beaucoup jërëjëf maman jërëjëf yàlla na yàlla leeral yëpp incha allah sufi ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw maam say ñu jaare fi rek tàggoo comme heure bi jot na comme niñ koy defee saa su ne di remercier ñëpp mais di bàyyi xel di wax parents yi ñu bàyyi xel ci seen njaboot parce que njaboot dafa am solo njaboot dafa am solo li nga yor sa biir kër muy say doom nañu nekk say milliards bu la alal jiital alal du dara alalu àddina du dara yaa ko mën a liggéey moom alal mënu laa liggéey donc waajur yi nañ bàyyi xel ci loolu ñëw nañ violer sa doom ñëw di la neexal ci suuf di régler mbir mi à l'amiable bul ko nangu ndax xale boobu bu ëllëgee dina la jéppi goo xam ne ba yowmal xiyaam dootoo ko fàtte nanu bàyyi xel ci gone yi ndax agression yooyu ñuy def ni day agir ci seen day am impact sur seen santé mentale du day métti ci ñoom métti ci waajur yi donc may jaare doon di wax ak ñoom rek di leen ñaaxati nanu gën a góorgóorlu gën a vigilant ci njaboot gi muy góor nag di jigéen parce que kenn amul sa lu ëpp sa ay njaboot kenn amul lu ko ëpp balaa nga ko xam xale yi màgg ba taxawu la ba féete la foo xamante ni si la naqadi woon yëpp dina daal di deñ donc foofu lay jaar rek di la remercier di remercier aussi sama invité parce que li mu def yombul comme ni ko ñeneen ñi daan defee mais moom tamit ndeysaan bi ma ko woowee hésité wu daf ne ma Sophie man loo ma woo ma ñëw parce que mbir mi ñuy wax da ngeen ñu cee taxaw donc lu ngeen ma woo man daf may jaral ma ñëw amoon na keneen ku ma invité woon xam naa dafa am empêchement moo tax ñëwul mais bu beneen yoonee incha allah dina ñëw donc ñoom ñuy génn di wax ak nit ñi ci lay tax nit ñi prêter attention ci lii xew ci abus sexuel te di rappeler aussi suñu conférence communautaire bi ñu war a organiser na ko ñëpp fekkee na ñëpp ñëw parce que lii mbiru ñëpp la na ci ñëpp dugal seen loxo na ci ñëpp waxtaane su ko defee souffrance yi mën a wàññeeku merci beaucoup jaajëf di ko jaajëfal moom mi nga xamante ne moo di Sophie Ndiaye di représenter ñi nga xamante ne ñoo di waa CGT moom Fally Diop aussi ñi ngi lay remercier bu baax sa teewaay yéen auditeurs yi ñu ngi leen di remercier yéen tamit seen teewlu bi lii la fi woon tey seen émission bi nga xamante ni liñ ciy wax moo di wàllum abus sexuel jëm ci wàllum xale yi tey nag ñu doon waxtaanee rôle ak responsabilité des parents maanaam taxawaay ñi nga xamante ni ñoo di waajur yi ci boobule mbir ñu ci ànd nag saa su ne ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CGT di leen jaajëfal ci déglu bi safoo bi ak teewlu bi di leen jox dig daje si beneen émission incha allah. tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CGT ak ay partenaire am taxawu tout tànk yi mooy